dellu ci Télé Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës ab tiis fii ci Sénégal ak génnub àdduna Samba Laobé Dieng ci alxamis gi nekkoon nag taskatu xibaar ci RTS ñu gënoon ko ràññee ci émission bi di Diaspora Culture feebar bu yàgg nag moo ko tëraloon mu mujjee wuyu ji boromam moom Samba Laobé Dieng levée du corps bi ñu amal ko niki tey ji ci suba ci hôpital principal. lu ëpp ñeenti tonnes ci drogue la ñu lakk tey police moo def li ni mel ci teewaay jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye muy sàkku nag ci ndaw ñi ñu moytu bu baax a baax li nga xamante ne moom moo di drogue ndax lu mën a yàq àdduna yi nit la OFNAC fësal ab rapport ci biir rapport boobule mu ne koppar gi tukkee ci guerre fii ci Sénégal ci xayma ëpp na téeméeri milliards ci suñuy koppar mu wax itam ni secteur yi nga xamante ne fa la gën a fës di ci wàllu wérgu yaram wàllu njàng mekk njàngale mi waaye itam gox gi mu gën a laal fii ci Sénégal di Diourbel doon région bi nga xamante ne foofee la gën a fës li nga xamante ne moom moo di guerre ñu ne donte nag ay jéego am na ci xeex bi des na lu bëri loo xamante ne waru nañu ko xoolaat ci noonee dinañ ci am gan ci biir xibaar yi Elimane Kane la di président Lex Africa Elimane maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Fatima. ci biir xibaar yi ñu daal di dikk ci waxtaan bi mbokk yi li ci yéenekaay yi mooy ndar képp yi la xibaar laata loolu bu ngeen taaxirloo tuuti ñu yaatal yi le ponk. dellu di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi doore kook lu soxal faatu Samba Laobé Dieng nekkoon taskatu xibaar nekkoon ci RTS ñu xamoon ko ci émission bi di Diaspora Culture moom nag moo wuy ji boromam niki tey ji ci alxamis gi mu amoon lu toll ci juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar feebar bu yàgg moom moo ko tëraloon ci hôpital principal bu Ndakaaru la yëfi xewee tey ji ci suba ñu doon fa amal levée du corps bi Cheikh Tidiane Dione moo ñu fa teewaloon bu dee noppi na ci buumu jokko gi ñu ànd ceeg moom ak kilifa yi nga xamante ne teew nañu foofule ci hôpital principal ngir rek fekkee levée du corps bu Samba Laobé Dieng ni mu ko waxee wuy ji boromam niki tey ji ci suba ci alxamis gi groupe Futurs Médias di ko jaale ay mbokkam dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione ci suñu neen jotaay xibaar ni ñu ko waxee woon itam ci bopp bi lu ëpp benn tonne ci drogue la ñu daal di lakk tey ba mu jeex tàkk doon drogue boo xamante ne takk der yi ñoo ci tegoon loxo def nañ ko nag ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye mu ne nag ndaw ñi dañoo war a bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di drogue ndax baaxul te it lu leen di tardel la dañ ci ànd ak Alassane Ba ak Thierno Laurent Mendy ñoo tàttaan ay kaddu yu Aly Ngouille Ndiaye. def nañ ko ci anam yi mais jàpp naa ne war na mën a changer aussi parce que tey ñi nga xam ne ñi ñoo dëkk autour c'est sûr que ñu ngi leen di créer ay ennui parce que quand même ngelaw li fu mu mënta jëm tey ñu ngi toxloo nit par force peut-être ñuy jéggalu ci loolu mais yaakaar naa ne bii mooy bu mujj dootuñu ko def vraiment lii moom dañ ci taxaw pour que prochainement d'ailleurs ñu ngi dem ci fu ñu am four yu mag yi waxtaan ak ñoom ñu incinérer ko am na déjà contact yu ñu ci jël à défaut de ça ñu wut incinérateur boo xam ne bii police moo koy moom pour ñu mën ko incinérer drogue boo xam ne jël leen ko ci donc je pense que danañ ko def à partir de maintenant nag xam nga affaire drogue lii mooy li ñu jàpp am na du ñàkk lu rëcc mais liggéey bi d'abord ci départ ba la en général bu fekkente ne daf ci maanaam chaîne bi dafa xaw bari il faut que nga am ku la renseigner ne diw yor na drogue pour liggéey bi gën a yomb donc yooyu yëpp liggéey bu am solo la boo xam ne bi force de police gendarmerie ak douane ñi ngi koy def pour am information débat avant nit ñi di ñëw bu ñëwee également ñu mën na jël beaucoup plus facilement donc loolu am na solo waaye leneen li nga xam ne aussi am na solo mooy fexe ba ndaw yi parce que ñii ñoom ñooy destinataire produit yi fexe ba ñoom ñu am conscience que ne lii dafay yàq da leen di yàq seen wér-gu-yaram yàq seen njàng yàq seen avenir donc ñu sensibiliser leen pour que déjà ñoom du leen intéressé bu leen intéressé wul rek kii jaay du am client te bu amul client du marchandise.
leneen lu ñu taal tey jii ci suba ba mu jeex tàkk di ay ñam yoo xamante ne ci xayma ëpp na ñaari tonnes service d'hygiène yu mbaaw ñoom ñoo ko teg loxo sous-préfet bu Thiaroye di sàkku ci kilifa yi ñu gën a dooleel ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu woowu ñu gën a am matuwaay ñu gën a mën a def seen liggéey ndax kat ñu ngi wër marché yi ci banlieue yi ngir rek teg loxo bépp produit boo xamante ne kenn waratu ko jëfandikoo ma nga xew tey jii ci suba ca banlieue bu Ndakaaru ñu ànd ceeg ki ñu fa teewal Salif Sow. liggéey bi la diirub juróom benn weer lañ ko amal tax na ba ñu jàpp ay tonni ñam yoo xamante ni ci biir la doon jëm te baaxuñu mënoon nañoo indi ay feebar ci nit ñi leen. ñaari tonnes suñ si jàpp buñ ko kiyee dem na aussi si 3 millions 750. ngi jëm si période boo xam ne aussi si période fête la parce que bële passé dañ ko defoon bi Korité bi jubsee bii ñu jël. bi Noël bi jubsee nga xam ne nit ñi dinañ jënd ay produits ñiy jënd aussi nañu am xel boo jënd boîte boo jënd wala loo jënd li ngay njëkk a def geste bi nga war a njëkk a def mooy nga xool produit bi. parce que soo lekkee produit boo xam ne dafa jeex lim lay mën a jural mooy yenn feebar yi lu mën na intoxication. commerçant yi gën di bàyyi xel ci li ñuy jaay askan wi gën di xool lu muy jënd di ko def ci biiram cib tënk adjoint sous-préfet bu Thiaroye loolee la yëkkati ci ay kàddu ngir nag ki nga xamante ni mooy way jëfandikoo bi gën a mën a nekk ci jàmm Jabel Jonn nee na nañu dooleel waa service d'hygiène ndax ñu gën a mën a wéyal seen liggéey. Je dirais aux autorités d'accompagner, de mettre plus de moyens. ñu yokk moyens yi nga xamante ni moom la ñuy jox brigade d'hygiène bu ko defee ñoom dinañ mën di gën a dugg ci biir marché yeeg boutique yi pour mën di génne produits yi nga xamante ni baaxatul. ñun waa population de Diamaguène Sicap Mbao am nañu mbégte trop gis naa leen yemuñu ci lii kese maa ngi leen di gis des fois dañuy jàpp ay borom yàpp yi di jàpp borom ndékki yi sonn nañu torop foo takk seen coono groupe la ñuy def par suba teel di dox. amuñu oto amuñu dara état na leen gestu wute leen oto yi nga xamante ne nii ci la ñuy doxee wute leen matériel yi nga xam ne ci la ñuy testé affaire yi. suba beneen bés yeneen bés yoo xamante ni waa service d'hygiène dinañ wàcc ci terrain bi doxati ak seeni tànk ñuy xaar nag ñu ne moyens yi agsi ngir seen liggéey gën a mën a mucc ayib ñu muccal askan wi maanaam. jaajëfal ko moom Salif Sow bu ñu jógee ca banlieue bu Ndakaaru dem ci hôpital principal ni ñu ko waxee woon ci boppu xibaar yi Cheikh Tidiane Dione moom moo ñu fa xëyaloo nag levée du corps Samba Laobé Dieng Cheikh Tidiane bu dee yaa ngi may dégg maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatima Ba. Cheikh Tidiane li ñu mën a jàpp ci tiis bi nga xamante ne xew na ni ki tey jii ak génn àdduna taskatu xibaar boobulee di Samba Laobé Dieng. doore ko rek ci Fatima fi nga xam ne nag moom moo nekkoon ca RTS Samba Laobé Dieng moom. jamono ji mën nañ ne fi mu war a tëdd moom mooy ci les Darman daal di nekk ci région bu Thiès rawatina nag ci communauté rurale bu Ñaaxeen loolu la ki nga xam ne moom moo daal di yor kàddu ci seen famille di seen di Fall daal di xamle ne moom rek moom moo yor kàddu gi moom mooy ki nga xam ne moom moo fa mag ci famille bi ci weesoo ki nga xam ne rek moom mooy Pape Dieng mi nga xam moom moo nekk ci Néor te jamono ji nekkul fii nii ci réew mi Samba Laobé Dieng nag def na ay weer ba mu tëddee boobu léegi mu ngi faatu nag ni ci alxames bi ci hôpital principal Samba Laobé ñëpp gën ko xam ci maanaam journalisme waaye tamit am na yeneen information yoo xam ne jot na koo def waaye tamit rawatina li nga xam ne moom mooy daal jàppale liggéeykat yi nga xam ne ñoom la nekkaloon ci RTS daanaka mën nañ ni seede bi benn la nit koo xam ne bëggoon na li muy def mënoon na li muy def waaye tamit fonkoon na nit rawatina travailleurs yi bokk na ci ay xeex yu bari yoo xam ne xeex na ko ngir daal amélioration condition de vie et de travail ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon foofee ca RTS loolu yëpp bokk ci seere yi nga xam ne jot nañ ko def ci kooku nga xam ne nag nekkoon na ca RTS nekk journaliste waaye tamit animateur te émission yu bari rawatina yoo xam ne ci wàllum cosaan ak aada la ñu jàpp rek Fatima ne ki nga xam ne nag moom mooy Samba Laobé Dieng moom mu ngi amoon ci lu toll ci juróom-benn fukk at ak juróom-ñaar nit ki alxames yi nag ci la laaxu Fatima xanaa fii ak ci kanam tuuti daañu ci dellu ci waat ay image ak ay son. Tidiane ni mu ko waxee ci kanam tuuti dina si dikkaat ak ay image ak ay son moom Samba Laobé Dieng ñu koy ñaanal rek fee mu jëm gënal ko fuuf fi mu jógee ñu wéy ci rapport bi nga xamante ne OFNAC fësal na ko mu soxal wàllu guerre jàppale ne nag ne doon tay jéego am na fii ci Sénégal lu bëri itam war nañu ko mën a xoolaat ndax koppar yi nga xamante ne moom moo ci tukkee xayma nañ ko ci lu ëpp daanaka téeméeri milliards ci suñuy koppar. ñu ne nag ab rapport la boo xamante ne OFNAC fësal na ko ki ko jiite di Seynabou Ndiaye Jaxate dañuy teewlu ay kàddoom.
on vient de vous exposer. jot nañ leen defal exposé léegi nii rek résultat yi nga xamante ni tukkee na ci njàngat bi nga xamante ni def nañ ko li ni mel dana tax ba ñu xam yan milieu la ñu gën a nemmeeku wàllum guerre dana dimbale OFNAC mën a tëral ay stratégie jëm ci wàllum intervention prévenir itam wante itam mën a xeex lii di guerre donte sax cabinet bi di Synchronix dafa jël benn échantillon maanaam benn pàcc bu toll ci daanaka ñetti junni nit ñu xaajal leen nag ci lu toll ci ay catégories yu wuute lii moo tax ñu am chiffre yi ni mel wante rek may wax ne ab simple estimation la. étude boobu nag ñu def ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi wax ci administration ci secteur privé ñu ne ñooñee yëpp guerre daanaka laal na leen waaye itam wax ci assemblée nationale gendarmerie police éducation ak santé doon itam ay secteurs yoo xamante ne nemmeeku nañ ko fa waaye itam Diourbel ñu ne di région bi nga xamante ne ci Sénégal moom la gën a laal am nañu gën ci xibaar yi ni ma ko waxee woon ca bopp ba Elimane Kane la jiite Lex Africa Elimane ma dellu di la nuyu. ma dellu di la fay Fatima. di nuyu sa téléspectateur yi. ni ñu ko waxee ab rapport bu OFNAC wax ci wàllu guerre koppar gi ci dugg ñu ne ci rapport bi ëpp na téeméeri milliards ci suñuy koppar ay jéego ñu ne am na waaye itam des na lu bëri yow rapport boobu noo ko jàngatee. waaw d'abord effectivement ay jéego am na waaye des na lu bëree bëri te si biir jéego yi man jàpp naa ne. création OFNAC ak renforcement pouvoir yi ñu ko jox bu remplacer commission nationale bi fi newoon ci la bokkoon waaye jàpp nañ ne léegi am na lu bëri lu ñuy xaar ci OSFAP loo xam ne àggagu fa waaye ci biir rapport bi man gisaguma rapport bi parce que seet naa ko ci site internet bi nekku ci donc mënuma apprécier qualité rapport bi waaye li jot a génn ci yéen ngeen tas ko comme xabaar mooy am na estimation comme nu ko aussi soxna si yore rapport kii OFNAC waxee ay estimation la c'est que am na solo ñu am base estimation bi lan la ak naka lañ ko defee pour mën a xam ban njëriñ la am waaye peut-être estimation aussi élément de communication la mais lu ëpp solo mooy ne guerre moom daf fi nekk te jógu fi de daf fi sax mu ngi fi ba tey jii nii te yaakaar naa ni sax fi mu toll communication bu mel nii naan di ko tënk ci ay centaines de milliards wala naan gox bi la wala gox bee du loolu moo ci ëpp solo lu ci ëpp solo mooy xam guerre boobu naka la tëddee dëggantaan ak fi nga xam ne ni foofu la toll ak li nga xam ne ni mooy ñun daañu ko ci ñàkk te dama jàpp ne ci li saytu xarañee ci àdduna tey li ñuy ñàkk ci suñu réew yi mu jëm ci wàllu gouvernance ëpp na lii dayu gu bare parce que dafa am xaalis bu bëri boo xam ne ni population yi ñuy wax ni di leen joxoñ di leen naan ñoom ñooy corrompu àgguñu sax foofu mais foofu li ci toll ci xaalis lu ñuy ñàkk dafa ëpp boo jëlee OFNAC waroon nañu jàppale ba li nga xam ne mooy am nañ ko ci estimation ci wàllu adduna bi ci wàllu Afrique Sénégal ñu mën ci àgg waaye gis naa ne ci perspective boobu la ñuy dem parce que boo ma la waxee benn exemple rek nga jël seen Afrique ci boppam parce que dafa am rapport boo xam ne ni Thabo Mbeki moo ko dirigé woon pour Union africaine mu wane en 2013 que ni ci Afrique at bu nekk lu tolloog juróom-benn fukk ci ay milliards ci dollars laa wax moo fi jógee di dem feneen te foofu demul ci lu dul ñi nga xam ne ni moom la suñu état yi di jëflante mooy entreprise yoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom donc loolu duñ ko méngale ak li nga xam ne mooy corruption yu ndaw yi nga xam ne ni moo am ci comportement bi xëy na corruption boobu am na benn angle dévastateur boo xam ne ni dafa doy na waar mooy c'est-à-dire au niveau moral li muy def ci nit ñi ba société tàmm ne loolu war na mën a nekk loolu nag la ñu war a moytu donc yaakaar naa communiquer ci corruption bu ndaw boobu ak di joxoñ ay nit nga xam ne Sénégal xëy na suba waa Thiès dañ naan waa Diourbel yéen a ko gën a corrompre loolu yaakaar naa du loolu moo ëpp njëriñ loolu du ñu avancé loolu déedéet dañu xool surtout ñu ngi jëm ci benn bërëb boo xam ne parce que li ma doon wax sànq boo jël 63% li ñu estimé ci xaalis boobu ñuy ñàkk mu ngi jógee ci jëflante yi nga xam ne ni état yi ñu ngi koy am ak entreprise yu mag yu ñëw fii te booy seet loolu 53% bi mu ngi ci secteur boo xam ne mooy secteur mine yi secteur pétrole secteur gaz yi donc yaakaar naa ne foofu la OFNAC war a dugg xuus parce que dafa nekk ay procédures yu complexe yoo xam ne ni ñoom lañ ci tàggat seen bopp pour mën a xool loolu waaye corruption administrative gouvernementale bi ñuy wax
mu ngi représenté seulement 5% ci rapport boobu. mais bu weesoo ñooñu tudd nañ fi itam secteurs yi di éducation di santé foofu doon ay secteurs yoo xamante ne ger lu mu fay def ci jafe-jafe. waaw moo tax muy sooxee. waaw te loolu xam nga aussi loolu dañu confirmer loolu yàgg nañ fi xam bon man liggéey naa ci depuis carrément plus de 10 ans nekkoon naa forum civil chaque année ñoo doon joxe rapport donc indice de perception de la corruption mais aussi baromètre de la corruption donc yàgg nañu gis ne secteurs yooyu effectivement mooy secteur yoo xam ne ger mu ngi fa mais dama lay wax pour généraliser rek parce que il faut sax ñu jël recul par rapport ak liggéey boobu ñu doon def que ni corruption moom fépp fu jëflante ay nit am ma nga fa donc nit ñi soit ñu yar leen ñu baax ñu xam lu baax ci réew mi ñu sàmm ko wala ñu teg ay tëralin ay règles yoo xam ne ni képp kuy jéem a corruption di nga xalaat li la ci war a daal pour nga moytu ko comme yan ci solution. par exemple loolu am na foo xam ne dinañ ci joxoñ OFNAC parce que foofu lañ ko gënoon xaare mooy impunité jóge fi bu fekkee ne ñoom OFNAC ak yeneen rapport yeneen commission yi fi nekk dañuy def seen liggéey IGA ak yooyu ay Cour des comptes di wane ne ñun suñu xaalis bu ñëpp bokk waroon dellu ci askan wi am na ñoo xam ne dañuy dugg seen bureau di ko saax-saaxee di ko jël ñoom ñu def ci ay rapport ba ne diw def nañ ñu dul noonu ba dem sax ba ne diw moom fu mu toog sax dañ ko fa war a jëlee mais loolu yëpp mujj àgg fenn donc yaakaar naa ni liggéey boobu waaw loolu moo gën a am solo parce que gis nga éducation bu gën a baax boo bëggee nit ñi bàyyi yu ndaw yi ñuy def c'est par l'exemplarité te exemplarité bi nag mooy nga féet commencé ci kaw balaa ngay joxoñ naan sa askan dañu corrompi ci kaw parce que nee nañu am na ñuy wax na proverbe bi wax naan le poisson ne pourrit que par la tête donc bu fekkee ne ci kaw fexe nañ ba loolu jóge fa c'est-à-dire li ñu commencé woon en 2012 fii ne dañuy def traque des biens mal acquis dañuy def ak et cetera loolu bu fekkee ñu ngi ci sax ba tey. bu réglé ci suuf tamit gars yi daañu moytu parce que bu fekkee xam nañ ne képp ku fi jël dërëm li lay dal dina metti ba yow di nga ko moytu su boobaa dinañ ci yar askan wi yëpp ñu génne ci lii. mais ndax topp gi war ci rapport yooyu ñuy def am na. parce que ay rapport di wax ne diw ni mu yoree diw baaxul wala lii rapport yooyu gis nañ ko fi ba tey mais mel na ni. dafa am ñu ñuy topp waaw loolu nag moom ci laay interpellé d'abord OFNAC ak fi nga xam ne doone benn parce que OFNAC dafa am pouvoir bu yees maa la wax bu ñu ko tëggaatee mooy am na pouvoir d'autosaisine bu defee rapport rek mu def ko war a jébbal procureur pour mu suivre ko mais gis nañ ne OFNAC rapport bi mu def ba tey amul benn suite amu ci waaw donc loolu aussi ñoom am nañ ci responsabilité balaa ñuy àgg nag ci fi nga xam ne ni fa la mbaxane doone benn maanaam procureur pour mu suivre rapport yi nga xam ne ni ñu ngi fi ñu war a sanctionner ñu sanctionner leen loolu yaakaar naa ne bu ñu ko deful soxna Fatima alors li ñu bëgg mu changer du changer ci dëkk bi. d'accord Elimane dañuy ñëwaat ci moom léegi waaye dem xool askan wi rek ñoom it li ñuy wax ndax joxe nañu seen xibaar ci rapport boobu léegi nga xam ne OFNAC fësal na ko mu soxal wàllu guerre ñu ne secteur bi du éducation ak santé ni ma ko waxee laal na leen bu baax ñoom dëggal nañu ko jàpp ne loolu moo tax jafe-jafe yi bëri ci wàllu woowu dañ leen di teewlu ci micro Alassane Ba ak caméra Thierno Laurent Mendy. corruption moom baaxul moom la yàq réew lu gën a baax corruption moom mu leen dindi moo gën parce que nit yi sonn nañu waaw da nga ñëw si service yi pour am sa pièce dina problème mag waaw il faut nga arranger pour yàlla. loolu yoon. gis naa ko tey bi ma xëyee si journaux yi loolu nag bu amee si réew baaxul si réew te réew li koy doxal maanaam lu mooy lu jub parce que bu ñu demee ba toll si réew boo xam ne dañuy wax mbirum corruption maanaam mu demee nii métti na trop si maanaam réew mel ni Sénégal parce que li fi jaar lépp si ay mbir dafa bëri toujours que dañuy def suñu xel loo xam ne corruption nag maanaam ñun suñu Sénégal kon ñun fan la ñuy jëm lii ma maanaam si réew ñaaw na trop fépp foo am yaakaar tey maa ngi si police wala gendarmerie mbir corruption kon maanaam ñaaw na trop si réew. loolu rafetul si aussi surtout ñoo xam ne ay homme de tenue lañu ay homme de loi lañ quoi xam nga loolu naaj ñu koy dégg seen biir oui bu doon civil sax mun nañ tolérer quoi mais yow mi appliqué la loi ngay def corruption mais kooku kenn mënu ko tolérer. ko gouvernement dafa di jël ay mesures yu sévères quoi concernant ces gens-là. mu ngoog mu mel ne ñoom ñëpp ñoo d'accord ci kàddu gi bokkul ci li jëmal réew kanam teewul ba tey mi ngi gën di fës ci suñu société lan boog ban taxawaay bu bees lañu war a mën a am ngir mu jógi fi waaye mu wàññeeku bu baax. waaw non c'est clair que comme li ma la wax sànq corruption mu ngi am ci jëflante nit ak nit. donc ñaari niveau d'intervention pour man moo am bu njëkk bi c'est à long terme mooy éducation nit ñi
mooy foog ñu delloo nit ñi ci li nga xam ne mooy valeur dignité kii doylu yoo xam ne ñun nag suñu société wax dëgg fa yàlla am nañ ci source yu bëree bëri waxuma la diine sax waaye ci biir aada tamit am nañ ay sources yoo xam ne ni war nañu mën a tàggat suñu askan ngir ñu mën a moytu yenn yi nga xam ne ni day lor askan bi yëpp. beneen niveau bi nag mooy li may wax sànq ci kaw ñi nga xam ne ni ñoom ñooy jëflante ak alal bu askan bi moom parce que am na rapport bu xaw a génn fii souvent aussi dafay génn da koy confirmer rek mooy rapport entre pauvreté ak corruption tu vois donc léegi nit ñi bu fekkee ne dañu accéder ci ressources yoo xam ne dafa war a dellu si ñoom loolu donc c'est des questions de gouvernance lay interpeller tey tamit comportement ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci kaw ki nga xam ne da nga visible first ñu jox la lu alal ñëpp moom foofu bu fekkee ne am na loo jalgati ci wàllu boobu bu fekkee yoon waaye ni am na doole dalay daan loolu tamit façon xeetu jàngale la xeet la tamit boo xam dana tax képp ku bëgg dugg ci mel noonu nga xoolaat ko bu baax a baax parce que li ci fekk du la ko war a mën a jaral donc ñaari niveau d'intervention yooyu je pense que foofu la ñuy xaar véritablement liggéey bi nga xam ne ni acteurs yi ci nekk yëpp ci biir Sénégal seq ko war nañu mën a def ay jéego ci loolu. leneen itam ci wàllu xibaar ba tey jàpp projet de loi boo xamante ne waxtaanee nañ ko démb ci conseil des ministres mu soxal li nga xamante ne moom moo di faux billets yeeg seen circulation ak lépp lu soxal wàllu woowu ndax jàpp nga ne projet de loi boobu jotoon na ñu yegsi ci. waaw baax na et puis il faut dire que am na loi yu am déjà yu yooyu parce que xam nga ku mel ni CENTIF mu ngi fi liggéeyam ci transaction financière yu mel noonu ñu ngi si GIABA bi nga xam ne aussi dañ ko fi teg surtout pour lutter contre le banditisme financier donc yooyu effectivement dañ ci war a teg kii bu baax dañ ci gën a sévère tamit. te bañ a après bu ñu jàppee bàyyi ci suuf parce que loolu dafay yàq économie parce que économie mën bi du loo xam ne dañuy ñëw rek teg ko dafay représenter benn niveau d'économie léegi bu fekkee ne da nga def ay falsification ay transactions frauduleuses yu mel noonu ba sotti ci marché bi ay billets yoo xam ne waru fi woon nekk loolu day feeñ ci économie dafay naxasaay économie donc loolu lu war a jar xeex la il faut effectivement projet de loi bu am na solo mais loi yi nañ leen di appliquer. loolu moo ëpp solo je pense que am nañu loi yu bari fii ci wàllu xeex yu mel noonu xeex guerre xeex leneen mais lu ci am problème mooy daal vraiment duñ ko appliquer. waaw xeex guerre xeex leneen ba ci wàllu enrichissement illicite buñ ci jotee koppar itam fi muy dugg ñu xam ko ki fi nekkoon jiital jëwriñ ñi di Aminata Touré nee na lu toll ci 200 milliards daanañ ko jot nañ ko ci track bi nit ñi bëgg a xam 200 milliards yooyu nu ko nguur gi jëfandikoo naka moo war a doon seen taxawaay. exactement foofu aussi yaakaar naa ni des na transparence parce que yu mel noonu war nañ ko waxee mu leer ne lii ñu ngi ko jëlee fii voilà fii lañ ko dugalee ci gafaka réew mi parce que rek Sénégal li ñu naan unicité de caisse moo fi am benn caisse moo fi am donc xaalis boo xam ne dafa ñëw ci état Sénégal fenn rek la mën a dugg donc nañ ñu woon firndeel ne xaalis bi ñu jëlee ci diw wala société sangam te ñu jëlee ko ci wàllu lutte contre l'enrichissement illicite nañ ñu woon exactement que ni fii lañ ko dugal nañ ko ci loi de finance bi wala ci loi de finance rectificative bi et cetera ñu xam ko parce que yooyu tamit léeg-léeg di nga gis ay rapports yu bëri yu ñu bind ñu ne Sénégal am na nangam ci xaalis maanaam boo jëlee ci suñu kii ak ArcelorMittal mais dañ ne xaalis boobu dañ koy utiliser pour def lii mais boo seetee li ñu waxoon nit ñi loolu lañ ci war a def mais loolu teewul loolu defuñu ko donc je crois que am na devoir de redevabilité foofu boo xam ne ni ak de suivi boo xam ne ni citoyens yi ñoo ko war a def wala député yi parce que ñoom ñooy première instance de contrôle dans ce pays donc pour yooyu tamit muy leer ci bopp di ñi ñu xam ne daal du rek ay communication politique lañ ciy def waaye liggéey bu wër la boo xam ne ñu ngi koy def ngir mu dellu ci askanu Sénégal. d'accord Elimane Kane ñu koy jaajëfal ci wuy si bi nga wuy si Télé Futurs Médias. ñu wéyal xibaar yi wax ci police nationale ñoom jot nañu ndimbal lu am solo bàyyeekoo ci ambassadeur bu États-Unis ci xayma ay jumtuwaay la yu ñu mën a jëfandikoo tollu ci juróomi téeméeri million ci suñuy koppar loole ngir xeex ñàkkum kaaraange waaye itam taxawu askan wi bu baax a baax dañ ci ànd ak Aïssatou Paye. lu toll ci demi-milliard ci suñu xaalis moom la ambassade aux États-Unis jébbal police nationale ci ay équipement ak wàllum formation mu nekk appui nekk soutien boo xamante ne lépp rek ngir xeex li ñuy wax terrorisme. suñu teewaay fii tey ci école nationale de police moo di nangu
ay matériels yoo xam ni moom la ñu gouvernement américain may te doonul gulet matériel bi nag maanaam ay jumtuwaay yoo xam ne yii war nañ daf ñu war a jëriñ ci maanaam lii tàggat suñu éléments yi ci jëm ci xeex li ñu tuddee maanaam xoqatal bu tar muy terrorisme ndax xam ngeen ni terrorisme du benn réew rek ci àdduna moo xam ne moom mën na ko xeex mu jeex ndax lëmbale na àdduna bi donc pour ñu mucc ci maanaam il faut ñu lëkkaloo réew yëpp seen i pexe boole seen i mën-mën ba mën a jàmmaarloog loolu ñu tuddee xoqatal bu tar. mu nekk lëkkaloo bu am solo ngir rek sauvegarde des nations. Très fier d'avoir un partenaire comme le Sénégal. man dama am mbégte bi ñu amee comme partenaire réew mu mel ne Sénégal comme ni nga ko waxee nag dafa am yoo xamante ne nii nag yu ci mel ne terrorisme dafa laaj nag ñuy jokkalante ci suñu biir muy réew yi yëpp te ñun États-Unis d'Amérique nag ñun jamono ji dañoo am mbégte lool bi ñu amee partenaire bu mel ne Sénégal mbiru xeexu terrorisme nag dañuy soxla li nga xamante ne moom mooy formation rawatina équipement waaye itam di jokkalante ci wàllu xibaar. Non seulement de la formation mais aussi on a besoin de l'équipement et on a besoin de partager les informations. ginnaaw bi ñu joxee li nga xamante ne mooy laboratoire national bu analyse lu jëm ci wàllum Sinébar réewum États-Unis nag jébbal na réewum Sénégal ay équipement yu takku ngir rek jàppale ñu ci li ñuy wax programme assistance antiterroriste. ñu dem ca Ziguinchor wax ci liggéeykat ya nekk ca case des tout-petits yi fa nekk ñoom nag amal nañu ab doxu ñaxtu takk seeni morso yu xonk wax ci seeni jafe-jafe ci foofee ñuy liggéeyee bu ñu yegg seen nag ba ca préfet ba daal dinañu ko jëbbal ab mémorandum tënk ci seeni jafe-jafe bëgg nag kilifa yi wax ci dañ ci ànd ak suñu correspondant Boubacar Diassi. liggéeykat yu nekk ci case des tout-petits yu département bu Bignona ñoo génn ci mbedd yi takk ay morceaux yu xonq ndax nee nañu seeni condition liggéey ñoo baaxul. ñaawlu condition travail yi animateur polyvalent case des tout-petits région Ziguinchor ak particulièrement département Bignona nekk kenn mayu leen xel ñu ngi ci terrain bi di liggéey di joxewu amuñu salaire ñu ngi ci terrain bi lu ëpp 5 ans te lu waroon mooy ku def au moins 2 ans de bénévolat ñu yóbbu la ci centre de formation tàggat la recruter la comme contracteur de l'éducation defuñu ko ci ñaari ati mujjee gouvernement bi ak agence bi commencé di convoquer animateurs yi ci centre de formation mais li ci gis moo doy waar parce que ci région bu mel ne Ziguinchor mooy région bi gën a am ay case tout petit fépp ci Sénégal ñu ciy jël ay 14. animateur polyvalent yi di ñaan yit seen njiit ñu nommé beneen coordonnateur ci diwaan bu Ziguinchor ndax ki fi nekkoon dafa am affectation. tey agence bi amul coordonnateur te léegi mu mot at nu ñu mënee accepter tey ñu mën a jëlee fii benn coordonnateur bi fi nekkoon yóbbu c'est inacceptable loolu mu la ñu wax ci mémorandum bi loolu manque de considération jàngalekat yi. teg nañu ci loxoy préfet bu Bignona am mémorandum préfet bi joxe bii tontu. mémorandum bi ngeen ñu jox dinañ ko jàmbar point par point li nga xam ni fii au niveau local mën nañ cee dox wax ci ba mu sot incha allah dinañ ci def ay jéego li nga xam ni nag autorité supérieure yi kenn ku nekk ca la ca war ñoom la concerné dinañ leen jébbal mémorandum. ñu jàpp ne juróom fukki animateur polyvalent ñoo nekk ci département bu Bignona. Boubacar Diassi ñeneen ñuy ñaxtu di liggéeykat ya nekk ci hôpital régional bu Saint-Louis ñoom nag ñu ngi wéy di ñaawlu doxalinu direction ba ñu ne taxawuñu ci seen i jafe-jafe ndax léegi seen i cotisation sociale sax daanaka direction ba defatu ko ñu teg si it na ay jafe-jafe am na ci wàllu urgence yi ba tax na aji tawat yi dañuy jànkonteel ak i jafe-jafe ndax yenn ci ay garab sax daanaka amu fa kenn ci ñoom di docteur Ousmane Thiam yëkkati na ci ay kàddu dénk ko suñu correspondant Ousseynou éducation yooyu noonu benn moment gis nañ que ni kat budget bi voté nañ ko alors bañ ko voté gis nañ que ni jëlul en compte suñu point yooyu alors ñu doon laaj administration di leen ñaan pour que ñu delluwaat ci table de négociation waxtaanaat trouver le juste milieu pour que travailleurs gis seen bopp
ensuite pour que malade bi ci boppam bu duggee fii pour ñu faj ko ñu mun ko faj dans les conditions optimales yaakaar naa loolu moo ñu tax a jóg donc xeexuñu si nit xeexuñu ma Samba xeexuñu ma Demba mais dañoo bëgg uniquement que liggéey bi jaar yoon que ku ci nekk gis ci sa bopp que malade bu duggee fii ñu faj ko que demee wala suba malade bi nga xamante ne dugg na hôpital Saint-Louis jarul ñu koy génnee fii pour yóbbu ko Thiès jarul ñu koy génnee pour yóbbu ko Louga jarul ñu koy génnee pour yóbbu ko Dakar am nañ fi ay universitaire am nañ fi ñëpp ñi nga xamante ne war nañ mën a jël en charge malade donc dañoo bëgg conditions yi réunir na mais il faut que également ñu améliorer ko ba que vraiment population de Saint-Louis gis boppam ci hôpital bi comme nuñ koy faral di wax. Je pense pas que ñu bañ a war a yegg fi nga xamante ne dañuy xëy day xëcc kii du xëcc moi je pense que loolu sax baaxul si ñun ensuite baaxul ci kenn. li ko dalee mars 2018 mburu moom kenn dootu ko jaayati ci boutique yi mu doon ab dogal bu tukkee ci assise bi ñu doon amal mu soxal wàllu boulangerie fii ci Sénégal dogal la boo xamante ne way jëfandikoo yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax jàpp nañ ne ci la cet gi di yëppee waaye borom boutique yeeg kiosque yi ñoom ne mbir mi du leen arrangé ba tax na jàpp nañ ne dañu ko war a xoolaat ñu ànd ceeg Maimouna Ndiaye. borom boutique yi bi ñu dalee jaay mburu yàgg na loolu def na ay ati at tey jii ministère bi ñu dénk jënd beeg njaay mi mbébétam mooy fileek weeru mars ñu dakkal njaay mburu mi ci yenn bërëb yi Moussa Diallo ak ay ñooñam gisuñu ci lu ñaaw. loolu du dara tey jii ku ko daan jënd si boutique bu ko gisu ci boutique mën na dem jënd ko si kekk ndax mburu tamit booy xool boutique bi boo si jaay lu si bëri lu ci am intérêt daal bëriwul. waaw boutique moom ñu si bëri dañuy jaay mburu pour jaay mburu ñi rek pour ñaan diw am na mburu mais maanaam li ñu ciy am ci foofu moo bëriwul kon tey jii bu ñu demee ba tere la ko xam nga du la métti daal ba nga koy yëg yenn yëg yi ci sama gis-gis man. ñu ko organisé noonu tam loolu du ñu yàqale après képp koy bugg a jënd moom mun naa dem si boulangerie wala si kees gi loolu tam moom ak boobaa dinañ noppali ñun borom boutique yi. ñii nga xam ni dañoo yore seen i kiosque da ca jaay mburu ñoom dogal bi nii lañ ko gisee. parce que boutique yi duñ yaakaar naa duñ ko nangu parce que seen intérêt la moo tax ñu koy toppatoo. bitig day jaay day saabu day jaay omo day jaay mburu boo seetee loolu tamit baaxul. boo demee ca boulangerie bi féete ca rue 7 bu Médina foofule dogal bi tukkee ci assises yi ñu amaloon maanaam lël yi ñu jagleeloon wàllu mburu mi dogal bi tukkee fa ñoom ñi kontaan nañu ci. kaw ñu suñu avantage boulangerie yi c'est que boutique yi seen jaayum pain amul benn hygiène amul hygiène daal. benn woy jëfandiku boo xam ni moom it dogal bi ànd na ci monsieur Daat borom kër bi nee na bu sañoon dogal bi dinañu ko topp. maa ngi fàttaliku xaw na yàgg tuuti amoon na fii temps ñu imposé woon sax boulangerie yi ay kiosque koñ bu ne da daan am kiosque yooyu fa ngay jëndee foofu léegi ñu dem ba ci biir kiosque amatul ñu ne léegi boutique léegi dellusiwaat nañu pour jëlaat encore mesure bi yaakaar naa ni bon xëy na bii dina dox te loolu mooy tawatu réew mi di tawatu Sénégal. laata ñuy génne ab arrêté muy dëggal dogal bi nga xam ni moom la ñu nam a jël ci dakkal jaayu mburu bi ci boutique yi way jëfandiku yi ba ci sax boulanger yi li ñu wax leer na bëggatuñu mburu mi ñu koy jaayee ci boutique yi ndax kat dañoo bëgg cet gi ñu matal ko. réseau national des éleveurs moom taxaw tem ngir jàppale soxna yi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu càmm fii ci Sénégal jox leen ay laadum góor ak jigéen ngir rek liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def gën a mucc ayib ñu am ay xar yoo xamante ne yu baax lay doon ki nga xamante ne nag moom moo di jëwriñ gi ñu dénk wàllu càmm di Aminata Mbengue Ndiaye rafetlu nga ndimbal nga xamante ne réseau national des éleveurs indi na ko yëkkati na ci ay kàddu dénk ko suñu naataango Ousseynou Thiam. gis nga plan Sénégal émergent du pour président Macky Sall du pour gouvernement du Sénégal plan Sénégal émergent ku nekk war naa mën a xool plan bi mu ne man kat comme lii luy jëmale réew mi kanam la man lan laa ci mën a def man saa yu ma gisee jigéen mu occupé yenn position yi dama ciy sant yàlla parce que pendant lu mat fanweeri at ak juróom sama combat yépp moo doon lu jëmale jigéen ñi kanam pays ku dem assemblée nationale fekk fa lu tolloog daanaka 50% de femmes wax dëgg yàlla war ngaa xam ni que lii raam ci ñag bi la jëm te bu ñu avancé ba ci kanam jigéen ñi dinañu weesu foofu
Faso dinañu joxe prix Macky Sall pour le dialogue, la paix, la sécurité prix boobu nag dinañu ko jox Moro Nabo roi des Moussi nekk foofule ca Burkina Faso ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi ko fay def prix boobee nag waa centre de recherche pour le dialogue ñoom ñoo koy joxe tey jii la ca Burkina Faso li ci yéenekaay yi ci la ñuy yegg si dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tàggale boulangerie ak fariñ moo gën a yomb tàggale Sénégal corruption firnde li mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur bi leen yéenekaay bi PNUD ak OFNAC ñoo siwal démb rapport bi cabinet Synchronix def jëmee ko ci corruption di guerre ak mbuxum ni mu mel ci réewum Sénégal l'Observateur nañu rapport ba nee na waa police ak waa gendarmerie ñoo dàq guerre fii waa santé gi di wér géram gi topp ci buñ ci jógee dal ci wàllu njàngame ak njàngale mi di éducation njiital OFNAC di Seynabou Ndiaye Diakhaté moo ki kàddoom moom la laas yéenekaay xëye muy xamle ci xët mu njëkk journal bi nañu wàllu guerre ak mbuxum mu di corruption dina xañ réewum Sénégal lu toll ci téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñett ci biir police beeg biir gendarmerie bi nekk fa la corruption wulee ñaay lastegal ñu ci ne rapport bi wax na ne ci dëkk yi ci Sénégal booy seet dëkk yi nga xam ne fa la guerre gi ëppee dëkk bi di Njaaréem moo ci jiitu Vox Populi nañu région bu Diourbel moo raw ci réew mi ci wàllu corruption ak taux bu toll ci 19,4% Sédhiou topp ci ak 19% Ndar moom dañu gis ne ku yóbbu jaajëfal leen ku yóbbu ne leen gàcce ngaalaama ndax jàmbaar la ci xeex gi ñuy xeex wàllu corruption Ndar corruption ba dellu na fa gannaaw bu baax a baax ak taux bu toll ci 6%. Le Quotidien nañu Diourbel mooy centre de corruption bi Njaaréem moo gàddu jonko lonko gi ki lonko ba lonko waale ay mbokkam moo di rappeur bii di Ngaaka Blindé journal Les Échos nañu ginnaaw bi ñu ko jàppee moo ki gaayam ci coowal faux billet am na ku ñëw yokku ci xarmi karaw benn gérant wari la bu jigéen moo porté plainte Ngaaka Blindé ndax nee na fan yi la ñu génn Ngaaka Blindé dafa ñëw place am ne dafay envoyé xaalis jox ko 95 000 ngir mu envoyé ko bi ko ndaw si envoyé ba Ngaaka Blindé dem ci la ndaw si seetloo ne 95 000 yi ko Ngaaka Blindé jox 80 000 yëpp ay faux billets lañu enquête dina kay xëy def gëstu bu yaatu ci waykati réew mi ak seen digg ak faux billets yi nee na faux billets yooyee dafa mel ni ci ñoom chanson nationale Ngaaka Blindé mooy nit ku siiw ki ñu mujjee jàpp ci ay faux billets waaye bu ñu fàtte ne Thione Seck jaaroon na fi ak ñaar fukki milliards ak juróom-benn ci faux billets doom ya di Wally Seck ak Seydina Alioune Seck ñoom it doon nañ leen tudd ci mbiri faux billets Maguette Mboup ñu gën koo xam ci Mame Gor Diazaka tuddoon nañ ko ci mbiri faux billets waykat bii di Pape Diouf it tuddoon nañ ko fi ci mbiri faux billets li enquête dina kay seetlu ci mbir yi moo di ñoom ñëpp seeni tur tax na liñ leen di toppee du mujj fenn Thione Seck génn na bay génn ay album Wally Seck ak Alioune Seck fàtte nañu leen Mame Gor Diazaka dellu na mbuubeen Pape Diouf nekk ci jantal mara journal bi di laaj ndax Ngaaka Blindé mi ñu jàpp bërki démb ak yi faux billet tem na di ci doon tourner ab clip mu di wayam bii di tàccuma ndax ay mbiram dana mujj foofee am déet réew mi quotidien nañu ñuy yëngu ci mbiri faux billet bu pexey président Macky Sall sottee dootuñu baaxleeti démb ca ndajam conseil des ministres ma moom jiiti réew mi fa la jibalee xalaatub gën a taral daan yi mu di sanction yi ñuy teg ñi ñu jàppee mbiri faux billet Khalifa Ababacar Sall mi ñu jàpp moom it ndax coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru moom it mi ngi ci guddi gu bët setagul l'Observateur nañu gannaaw ba ñu leen wooloo woon ci tribunal alxames jële weesu fukki fan ak ñeent ci weeru décembre mujj ko renvoyé ba ñetti fan ci weeru janvier ay awakaam joxe nañu ñaari requête lañ ca jublu moo di ñu annuler ordonnance renvoi gi beneen bi mooy buukale gi nga xam ne buukale nañ ko information judiciaire gi ñu ubbiwaat ko dégluwaat témoins yi ngir dossier ba mën a yemb libération nañu maire Ndakaaru ci boppam di Khalifa Ababacar Sall moo bëggul ab layoo am moo waral ay awakaam dem nañu ca chambre d'accusation ba ngir bëgg ñu neenal lépp am na audience bu am solo bu ñuy séentu ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre Le Quotidien nañu ginnaaw suba mu di samedi jii di ñëw ca la ñuy dàqe Khalifa Sall ki gaayam ci biir parti socialiste Khalifa Sall Tanor def na ko cadeau Noël Pape du soppi di Abdoulaye Wade moom la direct info xëyee parti bi mu di Parti démocratique Sénégal boole tas ak lañ ak laññaaral ak tasaaro journal bi nañu mook sagari dof ñooyam jamono ji parti ba dara desatu fa ñi tudde woon seeni bopp ay waddis sax ñu bari ci ñoom fabu nañu jël seeni déeba ki seeni déeba dépp dajale seeni kalma njangaan transhumé dem seen yoon. jaajëfal ko moom Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi rédaction bi dina fi teewaat 19h30 ak 20h ak yeneen i xibaar laata loolu ñu bàyyi leen ak programme bu Télé Futurs Médias di leen ñaanal kenn dalu jàmm di ko sàkku ci yéen.